bi yee waa Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan Ousmane Sy Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. yaay directeur exécutif UNACOIS Jàppo mbootaayu bu ëmbi commerçant ak boromi usine Union nationale des commerçants industriels du Sénégal noonu mooy tekkin wi ci français. bala ñoo sori ci waxtaan wi nan ngeen gisee njëkk dogal bi préfet Dakar jël bërkaati démb ci ne daal marché yi jaay ñam ci Ndakaaru altine ak àllarba àjjuma képp kees koy ubbi yéen ànd ngeen cëm déet. waaw dogal bi yàlla dogal na bi ko préfet di jël wax jokkoon na ci ak responsable UNACOIS yi ak yeneen i organisation consommateurs yi it juboo nañ ci kaddu foog naa ne li ëpp solo mooy comprendre lu tax préfet jël décision boobu lay jël de dogal boobu lay parce que li mu ci jublu mooy daf ko teg ci xalaatu borom bi xam-xam médecin yi nga xam ne ñoo yor santé wu waa Ndakaaru ñooñu ñoo def seeni liggéey def seeni analyse ba gis ne daal feebar bi am na doole lool ci biir Ndakaaru boo koy xool daanaka représenté na fa 50% ba tax na luñ doon def war nañ koo baral luñ doon jël ci ay mesures war nañ koo yokk pour fexe nu ñu sàmmee wér-gu-yaramu commerçant yi ak consommateurs yi loolu mooy li nga xam ne moo sabab décision bi. am na ñuy laaj nag ba xam loola xel mën na koo nangu ndax boo nee altine àllarba ak àjjuma la ñuy ubbi marché yi jëndee ñam rawatina boo ko ubbee altine ña jotul woon dem ci yeneen bés ya daje fa ak ñi ñëw ci bés boobu aw dajaloo moom faaw mu am kon. déedéet dajaloo boobu la ñuy moytu dañu yaakaar ne mën na cee bañ a am parce que li ci njëkk mooy beral bés ñi nga xam ne ñooy jaay lekk loolu lu wér la mooy ñuy jaay légume di jaay ndawal ak yàpp lu mel noonu li nga xam ne moom la li ñuy yittewoo waaw su ko defee ñi nga xam ne nag du ñu ubbi dafay tax marché bi ci boppam mën a gagner espace gën a yaatu fa nit ñi daan dajaloo di fa dugg loolu lal bi day soppeeku donc nañ daan lale pour jaay ndugg bi ak ñam yi nga xam ne moom la nit ñi yittewoo loolu dafa laaj beneen organisation boo xam ne danañu gën a yaatal yàkkali lal bi ba nga xam ne nit ñi duñu bañ a dajaloo ci benn bërëb parce que dajaloo bi moom la ñëpp di bañ looloo tax ñu jël décision bi ba tax na moom ci boppam boole woon na ci biir décision bi ne force de sécurité et de défense ñoom it danañu wàcc ci marché bi dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy communes yi su ko defee ñu gën a taxawu nit ñi. Ousmane bala ñoo sori xam naa da nga jege téléphone bi lool le temps moom may alaaj Njóogu Jéen mu laaj la. mu ngi jëm ci wàllum marché yi dëgg la ñoom la ñuy tëj ay fan yu ñuy tëj ak yu ñuy ubbi ak yu ñuy tëj waaye supermarché yi ñoom bokkuñu ci gis nañ sax ku mel ni Maître Massokhna Kane di koy naqaru ne dogal moom boo xasee ba jël ñëpp lañ ci war a boole waruñoo tëj marché yi bàyyi ci supermarché yi ndax ànd ngeen ak moom ci xalaat boobu. waaw ànd nañoo ak moom ci xalaat boobu parce que fa ñu ko waxtaanee fa lañ ko yëkkatee woon dañu jàpp ne dogal la boo xam ne mbooleem marché traditionnel ak moderne ñoo ci war a yem am na loo xam ne nag war nañ ko mën a nangu parce que structure marché moderne yooyu ñuy wax supermarché bokkul ak suñu marché traditionnel supermarché salle boo xam ne booy xool benn duggukaay la am benn génnukaay la am loola pour filtrer organiser nit ñi ba ñuy dugg duñu mën a laalante di mën a xaarante et duñu mën a fekkante ci biir loolu ci lay gën a jàppandi marché traditionnel yi amuñu buntu bu ñuy duggee amuñu buntu bu ñuy génne jafe-jafe bi mooy ni ñuy filtrer nit ñi ba duñu mën a dajaloo ca marché ba loolu it war nañ ko nangu jafe-jafe la waaye dogal bi moom jàpp nañ ni ñëpp ci war a yem. moo tax war ngeen xoolaat seen bopp de yéen commerçant Sénégal yi ginnaaw ñeneen jóge nañ ci bitim réew indi yeneen xeetu marché ñoom nañ ubbi chaque jour yéen ñun leen ñetti fan ci ayu bés bi ndax melokaanu marché yi ak melokaanu bërëb bu jaayukaay yi xanaa def ngeen ci njàngat lii buñ ci jógee yàgg nañ leen ko wax sax yàgg ngeen ko wax itam waaye lii buñ jógee est-ce que changement dina am. waaw jàpp nañ ko changement moom mënul a ñàkk du rek ci marché yi maanaam doxalinu koom-koom ci biir réew mi fi mu ne nii daanaka coronavirus soppi na ko parce que gis nañ ne jafe-jafe yi nga xam ne réew mi am na ko ngir moom boppam ci wàllu lu mu jëfandikoo moom boppam ci wàllu jënd ak jaay moom boppam ci wàllu doxalinu koom-koomam gis nañ ne sooxe na. su ko defee nag li nga xam ne moom la borom xam-xam yu juboo ñu koy wax repenser le modèle économique maanaam xalaataat doxalinu koom-koomu réew mi du ci marché yi rek artisanat beeg production bi transformation bi lépp la ñu war a bokk càmbaraat
loolu jàpp nañ ne mënu la ñàkk. maanaam fi Babacar di waxee mooy gestion des marchés jaxasoo yi am ci marché yooyu noonu xëy na lii nii au delà du modèle économique bi ngeen xoolaat anam yi yore marché yi anam yi doxale ci marché yi ci Sénégal. waaw mais ala kulli haal parce que loolu nag du responsabilité commerçant yi la rek du responsabilité commerçant yi rek boo koy xool marché yi gestion wu marché compétence transférée la depuis acte 3 de la décentralisation donc dañ ko jox communes yi fi mu ne kay fa ñu war a jëm nag mooy communes yi xam ne ñoom it loolu romb na seen i compétence ñi nga xam ne ñoo yëngu ci marché bi tey ay professionnels jot na nag ñu jox leen gestion wu marché bi su ko defee ñu mën ko yoral seen bopp doxal ko. loolu ban xeetu modèle la ak nu ñu koy defee. loolu ay modèle partenariat public privé la PPP lay doon bu fekkee ne taxawal nañu ay PPP commerçant yi am nañu capacité tabaxaat marché yi def ko ay marché yu moderne tabax bu mucc ayib bu ànd ak sécurité ba nga xam ne commerçant yi consommateurs yi dañ fa mën a daje ci anam yu jàppandi su ko defee nag nekk marché yoo xam ne dana dëppook jamono. boobaa seen digganteeg nguur gu mag yi lay doon seen digganteeg maire yi de. waaw si diggante nguur gu mag gi ak maire yi parce que nguur gu mag bi moo yor responsabilité bi dénk ko maire bi bon boo koy waxtaanee foog nga waxtaanee ko ñoom ñaar su ko defee buñ ci xësee déggoo ci kàddu nguur gu mag bi mën naa jox ndigal maire yi su ko defee da ko doxalal ci sama tur. mais est-ce que lii yëpp xew du ne lajj goo xamante ne kuréel commerçant yi lu mel ni UNACOIS dañ ko lajj ay fanweeri at ngeen nekk fii xalaate woon lu ñu mel ba tey jii ay jàmbur jóg taxawal modèle bu am solo ba nit ñi daw wuti leen est-ce que du ne tey jii am na lajj boo xamante ne lajjwu leen bu ngeen anticiper woon xëy na lii yëpp tey di du am. waaw kooku du lajju couleur yi jàpp ma ne lajj la ci boppam boo koy xool li xew ci marché yi moo xew ci mbay mi moo xew ci yeneen activité modernisation bi nga xam ne moom la secteur d'activité yi am kooku bu fekkee ne lajju réew mi yëpp la parce que du responsabilité commerçant yi comme ni ma ko waxee léegi commerçant yi ñoom it foog ñu xam ne am nañu seeni force am nañu seeni faiblesse ñoom li ñu mën ñu ngi ci di jënd ak jaay waaye dafa am ñeneen ñu leen féete kaw ñoo xam ne ñoo ŋànk réew mi ñooñu gis-gisu réew mi doxalinu réew mi disposition yi réew mi war a jël pour dëppook doxalinu jamono yooyu seen responsabilité la. mbas mi di coronavirus ak conséquence njeexital yi mu am ci koom gi yéen waa UNACOIS est-ce que xayma ngeen pertement yi mu jural commerce bi ak la ngeen a liggéey fi ñu toll nii gannaaw ñaari weer. xayma bi nag pareeguñu ci parce que ñu ngi ci di ko dox di jot ay information di joti xibaar ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbiru commerce di ko xool boo koy xool nag yàqu-yàqu yi tàmbali naa sori lool parce que commerçant bu ci daan am 100 francs léegi daanaka yaa ngi toll ci 50 francs donc mën nañ ne 50% ci seen activité daal boo koy xool ndërmbeelu na yàqu na ñu bari ci ñoom tëj nañu ñaareel ba mooy li nga xam ne moo caractériser secteur du commerce dañuy wax ne li ci ëpp ñoom ñoo féete secteur informel te secteur informel ku ne xam na ne mooy secteur bi nga xam ne moo ëpp ci ay emploi ci réew mi waaye emploi yooyu dañ koy wax ay auto emploi ci emploi wu secteur privé ñoo ci ëpp emploi yooyu yi ci ëpp it seetlu nañ ne daanaka téeméeri emploi yooyu jëf boo koy xool juróom benn fukk yi arrêté nañu seen activité ñoom it ñu nga chômage technique ñetteel bi ku ne xam na ne commerce moo doon secteur bi nga xam ne mooy jokkale li ñuy wax redistribution de revenus maanaam nit ñi bi ñu fekkee ne dañu fayeeku war a consommer voilà ca commerçant yi la ñuy dem jënd la ñuy jëfandikoo la jëm seen kër su ko defee xaalis boobu mën a circuler dugg ci yeneen di loxo loola sooxe na bu baax a baax lañ ci xayma daal toll na ci foofu it autour de 60% boo koy xool daal tàmbali naa jafe-jafe lool ci biir commerçant yi ba tax na li ñuy ñaan daal mooy concentré wu ci xeex bi fexe daan corona ba nit ñi mën a reprendre seen activité. xanaa commerçant yu ndaw yi ñu ci waxee bitigu mbagg yeeg ambulant yi waaye yéen ñu mag ñi daa mel ni lu corona bi def njeexital ci koom geeg njaay meeg njënd mi am na foo xam ni roccantu ngeen fa maanaam fatt ngeen bu baax bën yi jot a am ci marché yi ñu joxe yi nguur gi joxe ci ceeb beeg dëwlin beeg suukar si nguur gi jënd di ko séddale askan wi ku ci mel ni Idi Thiam mi jiite seen UNACOIS jàppoo gi suukar si sax ne ñu daal liñ ci am takku na lool te am na ñu njort ne sax amu ko am na ko. maanaam am na ñu njort lan. ne liñ ko laaj mu joxe ko yoru ko xam da koy lijjanti ji.
mais su ko yorul woon wala mënu ko yor duñ ko jox xam nga Idi Thiam moom ku ne xam na responsabilité am ku ne xam na taxawaayam ci biir yu nag koo xam ne bu dara xewul da ngay dimbali nguur gi ci naka la ñuy fexe ba ceeb bi mën a jaar ceeb boo xam ne amul bénéfice bu dara xewul da ngay dimbali nguur gi ba pour wutal ko solution ñu mën a jaay stocku dëwlin li nga xam ne Sonacos amoon na ko te mu toll ci 6 milliards waaw kooku bu amul capacité wu exécuter marché bi ñu ko jox kat moo koy mën a exécuter loolooy bi ci njëkk ñaareel ba waaw dañuy fàttali ne nag yëkkatiwuñu marché may ko Idi Thiam consultation la woon lu mel ni lu nuru appel d'offre la woon mu bindu ay moromam bindu Idi Thiam binduwul woon ci suukar rek ak dawlin dafa bindu ci ceeb bindu ci pâte alimentaire bindu ci saabu bindu ci suukar bindu ci dawlin pâte alimentaire dañ ko daaneel foofu joxuñu ko marché bi gajewu ko ceeb gajewul marché ba saabu gajewul marché ba donc li ci doon wërsëgam ci ñu bindu woon gis nañ ne la mu offrir possibilité yi mu offrir gouvernement bi mu dëppoog la mu doon wër ci dawlin ak suukar moom moo ko féetewoo loolu moo tax mu am ko mais jàpp nañu benn yoon ne loola mën naa nekk saafaray jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus jur na ko ci ay activité ak activité commerçant yi parce que loolu mbooleem lu ñu ko jox ci biir marché bi ci biir commerçant yi la koy jëndewaat ci biir réew mi kon kay dërëm bi génnul gaal bi. kon moom foog mu dem jëndiwaat yoru ko moom ci magasin am ci stockom amu ko da koy dem wuti. waaw mais comme usine bi nga xam ne mooy produire suukar ci boppam moo amul stock bi mais marché commerçant boo xam ne du industriel compagnie sucrière bi nga xam ne moom mooy seule usine bi ñu am fii ci réew mi dafay produire suukar moom moo amul stock bi gouvernement bi soxla woon kooku kay da ngay seeti nag nit ku am expérience ku am xarañ ku yàlla dimbali ci wàllu relation su ko defee nga mën ko koo confier nag mu def fi pexe pour que suukar soosu ñëw te yàlla dogal na mobiliser na stock bi nga xam ne moom lañ ko dénkoon commencé na organiser ay livraison contrairement à ce qui se dit li nga xam ne moom la gaa ñuy wax ci biir presse bi ak ñi yëngutu di wax ak ñi làkkatu di wax ñëpp xam nañ li waral wax. mais ci suukar si la ñuy taxaw am nay jamono xalaate su ko jëlee biti réew sax ndax usine bi fi ne ci Richard Toll suukar na réew mi yëpp waaye bu ñëwee ba léegi moom muy suukar yéen ngeen di jéggaani suukar ñu naan stock yi des naag desul matul loolu lu indi situation boobu. waaw li indi situation boobu mooy régulation boo xam ne dese naa tege ci yoon ci marché wu suukar yàgg nañ ko waxtaanee ci biir réew mi. bu fekkee ne da réew mi dafa am usine bu ñuy wax ne moom moo yor mbiru production wu suukar ñu jox ko mbooleem avantage yu ci aju boobu ëpp na fanweeri at jox ko suuf jox ko ndox jox ko ay jumtuwaay jox ko ay facilité fiscale wàññil ko ay charge ni ko réew mi li ñu ci jublu mooy pour ñu am autosuffisance maanaam ni moom suñu bopp ci wàllu suukar lépp loo xam ne réew mi yittewoo na ko ci mbiru suukar ñu mën koo produire mu doy ci njëg gu jàppandi te mu ànd ak qualité loolu mooy andi jafe-jafe bi loolu nag production boobu mënu la nekk boobu ak léegi ba tax na li réew mi soxla ci suukar pour compléter ay besoins foog ñu jéggaani ko bitim réew. yéen ay jamono sax wàllum suukar soosu waaye nag quoi déggoon leen ngeen wax ne yéen a ngi liggéey xool nu ngeen mën a taxawalee beneen usine ñaareelu usine buy liggéey suukar ci réew mi mbir moom tey jëfu mu toll. jóguñu ci ba léegi tey lañ ci gën a taxaw xam nga bokk na ci jàngat yi nga xam ne def nañ ko situation wu coronavirus bi dafa jot nag réew mi moom boppam ci li nga xam ne moom moo ko gën a yitteel ci wàllu dund bu fekkee ne mënula dundal waa këram ci wàllu ceeb suukar dëwlin li nga xam ne moom la ñuy yittewoo bés bu ne dafay jafe nag pour que kilifteef gi mën a des ci biir réew mi te li ñuy suñu yéene ñun ñëpp mooy kilifteef gi mën a des ci biir réew mi sénégalais yi moom seen bopp loolu nag pour mu mën a nekk fokk li nga xam ne moom la ñuy dundee la ci ëpp ñu mën koo produire suñu bopp organiser ko fexe ba alal jamuy jur des ci biir réew mi loolu tey lañ ci gën a taxaw. ñooñu waa réew mi lañ kat am nañ kayitu réew mi am du noonoom. pardon. ma ne ñoom waa réew mi lañ itam de borom usine suukar booba ne ca Richard Toll ñoom waa réew mi la itam ndax am nañ kayitu réew mi. waaw ñàkkul xam nga am kayitu réew mi rek taxul ngay waa réew mi naa am génnewu ma leen sax ci réew mi waa ci réew mi lañu waaye réew mi moom bokk ci yor kayit rek dafa doyul. yor kayit rek dafa doyul li ñuy wax ni am nañ doole goo xam ni nguur sañu leen a yànqal loola itam nu ngeen ko gisee yaakaar ngeen ni la fi woon moo fi am ba léegim. déedéet man yaakaaruma loolu gëmuñu loolu du benn yoon du ñaaru yoon kilifa gi nga xam ne moo yor réew mi wan nañu ne
loolu amul wan nañu ne ko moom boppam la ku am kilifteef la ci réew mi ku am kilifteef la ci doxalinu koom-koom ba mu egsee ci nguur gi la mu njëkk a def ba mu ñuy sàkku ci ñun ay xalaat pour ñu bokk xool naka la ñuy def ba njëkk yi bañ a yéeg boobu la jël décision boo xam ne amul benn chef d'état ci biir réew mi ñeme nga ko def boobu la pour la première fois ci la jël décision wu jox commerçant yi 60 000 tonnes de sucre ne leen fexe leen importer ko pour que inflation bi njëg yu yokk yi ma seetlu ci wàllu suukar ak dund mën a wàññeeku te boobaak léegi def na ko fi ay yoon donc loolu wax ju yàqu la jàpp ma benn yoon ne am na kenn ak koo mën a doon investisseur koo mën a doon ak ku la mën a ngemb koo xam ne féete nga kaw ñi nga xam ne ñoo yor suñu doxaluñu koom-koom. ci wàllum ceeb bi gannaaw commande bi nguur gi def lu toll ci 146 000 tonnes war ko jox million ci doomu aadama am na ñoo xam te ne xam nañ ceeb di ragal muy indi manqué ceeb ci biir réew mi ndaxte dinañ dem ba xëy na stock dootul amati ndax loolu nag dafa takku lool te lu bëri bitim réew la daaj jógee jamono ji gis nañu situation ni mu demee est-ce que jarul tiit ceeb manqué. déedéet yaakaaruma ko maanaam bu fekkee ne am na lu ñuy tiit du loo xam ne dana concerné li nga xam ne noonu la gouvernement bi jëndee wax naa ko ci jamono yële gouvernement bi jënd la njëndit mu xelu parce que ba muy jënd dafa jubal ca ña nga xam ne wóor na ko ne stock ya ñu dencoon dugalaguñ ko ci marché bi donc loolu lu am solo la léegi nag maanaam war nañoo commencé nag. mais 146 000 tonnes quand même takku na lool takku goo xam te ne jéggi na dayoo pour réew mel ni Sénégal. waaw parce que waaye booba fekkul mu laal stock bi nga xam ne moo nekkoon ci biir marché bi loolu dama koy confirmer bu wér parce que xam nañ ci lu wér a wér chaîne logistique d'approvisionnement bi yëpp ñu ngi koy suivre au quotidien xam nañu état des stocks waaye li nga xam ne nag moom la ñu war a gën a ragal mooy réew yi nga xam ne ñu ngi tàmbali di tëju ci seen biir waaw parce que dañu seetlu ne réew yi nga xam ne foofu la ñuy jëndee li dem ci ceeb mbaa blé wala farine wala lu koy nuru ñoom ñëpp ña ci ëpp ñu ngi commencé tëj seeni bunt di faggandiku pour que ñoom it la ñu yor ci stock mën a doy seen réew donc dañu jàpp ne bu fekkee ne jafe-jafe mën naa am wala boog bu fekkee ne war nañoo moytu pour mu jafe pour mu mën a am ñu ngi koy séntu vraiment ci ñaari weer yi nga xam ne mooy ñëw te su boobaa dafay dëppoog jafe-jafe la boo xam ne dafay lié à l'importation et non au stock disponible. est-ce que lu gënoon yomb naam léegi bay wéy na mbuus ndax commandé nañ ceeb bi ba koy séddale li gënoon yomb newul woon jox nit ñi directement xaalis bu ko defee ñu jëndub détail yéen sax ngeen gis ci seen bopp commerçant yi ne ci gox-goxaat yi gis ci seen bopp yéen bu ngeen leen doon digal nguur gi ñu jënd stock wala ñu jox nit ñi xaalis ñu jëndal seen bopp détail. waaw xam nga boo koy seet moom luy jafe wax la luy jafe décider la ndax lii moo doon gën a yomb wala li moo doon gën a yomb parce que situation bi na mu demee woon mooy li ko gënoon a sabab mooy jàmpaay gi mu situation bi jàmpe woon loolu moo tax foog naa ne ñu doxale ñoom ni ñu doxale waaye li ci ëpp solo mooy nit ñi jëndal seen bopp wala ñu jënd jox leen li ci ëpp solo mooy nit ñi jot ci ndimbal li nga xam ne moom la gouvernement bi joxe. foog naa loolu moo ci ëpp maanaam. jërëjëf Ousmane Sy Ndiaye directeur exécutif UNACOIS Jàppo jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jàngeen jëf mbokk yi yéen